yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Boy Djiné ak Baye Djiné di Modou Fall ak Macky Sall ñoo xëy di jommale ci mboolem yéene kaay ñu xëyandool tàmbale ak Baye Djiné Djiné politique gi jommal aw ñooñame ki noonam ci wàllu politique bi yëral xët mu njëkk Vox Populi xëy na dellu si moom journal bi ci tournée économique gi président Macky Sall doon def démb ak bërki démb ci Ndoukoumane ba xamal ñu ne Macky Sall comme di économie la ji ngir mën a góob ay vote tournée économique bi mu doon def ak politique bi ci saf sàpp journal bi nañu moom jiitu réew mi nangu na ko assumé na ko kaddu yi mu yëkkati ca Ndoukoumane it Vox Populi xëy na ko tëral ci xëtamu njëkk nee na gaayam yi fii moom mokk na rumbax nooy na nepp li des rek moo di ngeen booloo den benn mu ne leen bu dee am na fenn foo xamante ne ji am ngeen fay jafe-jafe ngir gañe ko wax leen ma ñëw doole leen jàppale leen ci xeex bi lu aju it ci yëf mbir moom ak ni mu demee moom Macky Sall laas xëy nañu xamal ne lancé na élection locale yi nee na locale yi nga xamante ne ji moom la ñu jëm ci liste Benno Bokk Yaakaar yi ci la ñuy demee amul benn militant bu ñuy may muy dem ci locale yi ak beneen liste l'info gis ne Macky Sall mi ngi dajalewaat aw ñoñam Le Quotidien nañu santé électorale loolee la Macky Sall wuti woon ca tournée économique ba waaye ca Kaffrine ga mu doon génne gire hôpital ba gisal na fa boppam xiiroo ŋaayoo ak kujje gi nga xam ne moo dox ca Ndoukoumane ci diggante ñaari Abdou ya fa nekk mu di Abdoulaye Sow ak Abdoulaye Wilane source nañu Abdoulaye Sow def na lu rëy ca nganug Macky Sall ga li mu mobilisé ciw nit ngir ñu dem teeru ji njiitu réew mi kenn xamul nu mu toll meneen Abdoulaye mu fës ca xew a source ne nañu moo di Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé ne moom it Macky Sall joobe na ko fa bu baax a baax ndax hôpital bu mucc ay ba ñu def ca Kaffrine lise ko nañu Kaffrine lalal na Macky Sall tapis rouge teeru ko ni ñu teeroo ganu buur teeru ko ci anam yu mucc ay yëpp ndamal mobilisation bi nag journal bi nee nañu Abdoulaye Sow moo ko gàddu anki dina kay nañu mbooloo mu bari ma mu gis ca Ndoukoumane keroog ba mu fa demee dafa mel ne moo ko xabtal ba tax mu àllu moom Macky Sall di fa digge ay projet ak i milliards bilan na fayit milliards yi état bu Sénégal dugal ca Kaffrine nee na ci diggante 2017 ak 2020 dugal nañu ca dëkk ba téeméeri milliards ak ñaar fukk ak juróom-benn moom Macky Sall nag journal bi xamal nañu ne ba muy tourné ko wëndeelu ba yegg ci Koumpentoum daje na fa ak askan wu mer wu mar lool ba génn wan ko daje moom wan koy sagari xonq ci la Macky Sall taxawee déglu leen dig leen am ndox latir bi nañu lu mu dund ci tournée bi yamu rekk ci sagari xonq yamu gis ca Koumpentoum ne ca Koungheul ay xeer lañu ko fa génneel doon ko sànni kàddu yi Macky Sall yëkkati ca Ndoukoumane am na lenn loo xam ne l'observateur xëy na ko ci mu di li mu ne militant yi képp ku ciy dem ci élection locale yi ci liste Benno Bokk Yaakaar yi ngay demee du ma nangu benn récépissé ndax soxlawuñu ko sax élection locale yi 2022 yi l'observateur ne ñu njaw des na ci xam bi ne coppite yi nga xam ne indi nañu ko ci anam yi ñuy fale maire yi président conseil départemental yi ak conseil yi mu di suffrage universel direct moo nar a tas coalition yu bari moo nar a jurit ay ñol yu bari yu am ci yi nga xamante ne ji musuñu ko dund ci élection fii ci réew mi maire yi bu Kaolack l'homme des affaires bii di Serigne Mboup def na ko affaire am libération nañu ànd na ak mouvement bi mu jiite mu di mouvement ànd defar Kaolack samp seenum dënd ne candidat lañu ca maire bu Kaolack àndu nawle la ñu woote jëmmal ko nag ci mbir mu ñu tuddee diisoo tour yéenekaay bi nañu ca Touba Ndorong nga mu fekk baax moom Serigne Mboup fa la ko tàmbalee fa la waxee yéene ju mu am ak li mu bëgg ci Kaolack fii ak 2030 libération bind ne l'homme de la situation noonee la ñu ko tuddee bàyyi Modou Fall mi ñu tuddee Boy Djiné jommale te ne kilifa yi jiite kaso yi réew mi Vox Populi nañu budul Djiné soriwu ko ndax rëccati na ca kaso camp pénal bi nga xam ne fa la ñu ko tëjoon libération nañu moom Boy Djiné ku yebu noppalu ci ay mbiram journal bi nañu bii mooy fukkee yoon ak ñaar yoon di ko teg loxo muy rëcc bu évadé wul ci commissariat yi évadé na ci prison yi l'observateur nañu évasion bu mujj bi ak càggante moo ko waral na mu def ba évadé ca quartier haute sécurité ga ñu ko dencoon ca camp pénal l'observateur mi ngi ñu koy tegal ci page 8 am wàllu évasion ci kaso Boy Djiné battre na record yëpp record yéene kay xëye doomu Sénégal bu def jaloore mu di góolub Sénégal bii di Edouard Mendy Ligue des champions ba ñuy football ci Europe journal record nee nañu moo ko équipe am di Chelsea gagné nañu ko benn bal ci dara la ñu dóor Manchester City mañ ko doon xëccool stade yéene kay xibaar ñu ne Edouard Mendy mooy doomu Afrique ci góol bu njëkk a gagné Ligue des champions. tekki gi Abdoulaye Diallo démb ci Medina Gounass njiitu réew mi xam ngeen ni fan yëpp mu ngi woon ci tournée économique di ngan ñeel wàllum koom ci diwaan yenn ci Sénégal bokk na ci fa nu amoon yaakaar di ko fa xaar Malem Hodar mujj fa taxaw moo cortège am di luwaat dëkk ba rafetluwul ndax ñoom ñu ne kilifa yi rawatina noppi woon nañ ak ñetti téeméeri kaar ngir tertu ko Oumar Ndiaye. mer ak naqar la askan wi yeewa ci Malem Hodar am ci ngan ak njiitu réew mi fii ci daanu Ndoukoumane ndax bi mu paree Ndoukoumane ñoom maire yeeg député yi ak kilifa diine yi askan wi yëpp dañoo génnoon taxaw ci godrong bi leer ak mbajaaneen doon ko xaar mu ñëw romb leen wiif lu ñu mel nag moo leen merloo Abdou Ndaw moo di maire Malem Hodar. dañoo am cofeel ci président de la république buñ ko déggee kenn du am jàmm ñu mobiliser taxaw di ko xaar département bi yëpp
ñëw 2 minutes d'arrêt marqué wu ko mu continuer li fi ñëwoon tey ci Malem ëpp na 3 téeméeri kaar mu nekk nag ñaareelu yoon muy daal Malem ñeneen ñu bari ñoo xam ne même opposition lañ ne ñëw neen fekk li si moonte di ñoom éli yi nekk ci Malem Hodar ñi nga xam ne élection bu ñëw ñoo jël raw gàdd gi ñu laaj nag lu ñu def Macky su amee ay foo xam ne taxaw na fa ñëw Malem taxaw fa dañ koy laaj lan la ko waa Malem def bu dee luñ ko def mu wax ñu ko ñu dégglu ko ëllëg duñ ci jaar ndax nit ñi dañ ko soxla Malem 2012 ba léegi amul kenn koo xam ne mos na fi gagné mouvance présidentielle ñoo njëkk a génne résultat ñun ñoo gën tôt. moo waral nag ñuy jéggulu bépp kilifa diine boo xam ne jotoon ngaa bàyyi sa yitte ñëw yendu ci naaj wi. mais kilifa diine yi buñ leen toogloo ba heure bii taxaw balu ak population bi yépp ñun li ñuy njëkk a jàngat mooy amuñu kenn koo xam toog di casse intérêt Malem. moonte de discours njiitu réew président Macky Sall ci bi muy inauguré hôpital bu Kaffrine jot naa beral loxo Malem def ko moomeelam. De mon département favori Malem Hodar nous allons de façon accélérée mu bar. moo waral nag jamono ji askan wa jaaxle ana lu waral ñàkk a saafante bi Malem Hodar Omar Ndiaye RFM. jërëjëf Omar waa Medina Baye ñoom commune la ñu bëgg ñu def ko gox ba ci kilifa yi nga xamante ni yëglu nañu ci jaare ci collectif bu nu ci taxawal ñu ne am nañ ci njàppale xalifa bu tedd bi ca bu nu sañoon Medina Baye doon ab commune ndax yemb na nuppi na ngir doon lu ni mel dañu cay teewlu Baye Xayaan Thiam kenn ci boobu collectif ak Ibrahima Diamé. juróom-ñeent fukki at ak benn bi nga xamee ne Cheikh al Islam teg na tànkam ci dëkk bii ba tey jamono dafa toll foo xam ne war na am beneen doxin Médina bi nga xam ne moo nekkoon 1930 mënul nekk Médina bi nga xam ne moo nekk 2021 benn Médina moo war a am kon beneen gis-gis moo war a jug te gis-gis boobu moo waral changer statut bi jot na ndax nit fekkee dafa judd di sol pointure daal di màgg day changer pointure day changer sinon fekkee ne dàll bi mu sol bi mu nekkee ndaw lay continuer sol dootu ko jot wala doxin wu rafet loolu moo waral ñu xalaat ne war nañu am tey jii commune suñu amee commune dina mën a saafara li nga xam ne moom lañ jànkoonteer suñuy problème lan moo ci njëkk mooy ay màkkaan ay dëkkuwaay lu fi jafe mën naa wax ne sax amatu fi li fi nekk daanaka maam ya fi def ñoo ko fi bàyyi woon kon tey ñi nga xam ne ñooy wàjjur yi war nañ xaar ëllëg ndaw yi beneen mooy mbiru wér-gu-yaram poste santé bi nekkul li nga xam ne mooy régler problème mbir surtout jamono yi nga xam ne jamonoy gàmmu lay doon tuuti na trop ci saafara wér-gu-yaram nit ñi ñaareel bi mooy yoon yàlla def na ñun yàgg nañ ci dëkk bii toog nañ ba 2016 lañ doo gis benn goudron bu jógee ko jumaa ji jëm ni daa raxmat 700 mètres yoo xam ne ba tey ma wax ak yéen juróomi at mënut a yegg. ba tey ci xibaaru suba seeg RFM mbir yi fukk ak juróom-ñetti hectares yi ci Nianing ak li jëm ci wàllu akimo gi ñu ci mel ni waa mouvement Y'en a marre Frapp France dégage ak jóg jot na gis ne mairie ba bu Malicounda daf ko def ci wàllu suuf soosé maire ba rawatina Maguette Sène ña nga fa woon démb ñoom Guy Marius Sagna donte gendarmerie mayu leen ñu dugg ci Nianing def nañ seenam ndaje ak taskatu xibaar yi ca Mbour Abdourahmane Diallo. Assane Diouf kilifa bu mouvement Y'en a marre Guy Marius Sagna ñoom ñëpp a ñëwoon Mbour ngir taxaw waa plateforme jóg jot na ci coowal 18 hectares yu Nianing yi Assane Diouf. ma toog sama garage fan yi la passé gis sama frère bi ay nit di ko xëpp suuf xotti tisetam ñooñu laay waxal ma parce que gis nga maire bi tax ngay def loolu dañ koy folli après da ngay dajeeg Guy Marius da ngay dajeeg kilifa da ngay dajeeg Assane Diouf ba pare 15 000 yi lay jox boo duggee brioche dorée boo ci jëndee benn fooju ginaar ak benn pizza pour sa gel jeex na après nga génnaat dajeeg Guy Marius dajeeg kilifa dajeeg Assane Diouf moo tax ma bëgg yéen jeune Mbour fi mu toll nii résistance bi ñuy wax moo taxaw. mouvement Frapp France dégage mouvement Y'en a marre fas yéene jël na xeex bi donte sax préfet bi mu ngi ciy dox tànku jàmm Guy Marius Sagna. Robert yaa ngi wax sànq ba léegi xeexuñu xam naa waxin la waaye dañuy xeex de mënuñ toog seetaan parce que lii ñu war a waxtaanee mbiru Nianing waa Nianing amuñu fit def conférence de presse ca Nianing parce que loolu lay tekki xaw ma ndax comprendre ngeen waa Nianing amuñu fit def conférence de presse pour wax lii biir Nianing ñu obligé def 8 kilomètres ñëw commune ci Mbour pour mën ko wax gars yi loolu du ndam loolu défaite la loolu recul la. ginnaaw bi ñu defee seen point de presse ci Mbour nag activiste yi bëggoon dem Nianing waaye gendarme yi ñoo leen ko tere. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane farandooy maire bu Malicounda Maguette Sène ñoom la ñu gis jàppee ko Guy Marius Sagna ak ñamu àndal mooy activiste yu làqu ci mbubbu di politique deuxième adjoint maire yi ni waxee moom jàppul ne 18 hectares yooyee waral coow li réeroo am na ca ñu déglu ko moom Pape Maysa Faye ak Abdourahmane Diallo. Mbour justice bi nga xam ne dafa bokkoon ak ñoom ci combat bi te ñuy saluer seen honnêteté intellectuelle
ñëw déglu gis càmbar taxaw ni ko Guy sunu camarade nga teggil sa tànk parce que dossier bi nga dugg amul litige foncier amul lu lëndëm benn blocage la am te ci eaux et forêts la amee su fekkoonte ne si ko doyloo dëgg la je crois que kàddu yooyu mën na ko doyloo mais Guy ñëwul pour doyloo dëgg dafa ñëw pour yàq commune Malicounda lañ ko waxoon démb nag lañ koy waxaat tey commune Malicounda bi suñu kilifa yi dañ ci sonn dañ ci dox dañ ci ñaan boole ñu bokk ndey bokk baay du ñu nangu tey nag kenn jóge ci àll ba ñëw duñu ko yàqal terewuñu ko ni ko bu doo dugg Malicounda bu ñu yàq wax ci dañ ko wax ni ko doo yàq Malicounda te tey nag li mu def ànd ak ay nit ñuy ñëw di saaga ay kilifa ñun waa Malicounda yaruñ ci saaga yaruñ ci xaste li ñu yar mooy liggéey ñu bëgg ko wax ni ko waxul dossier indiwu ko fi li mu fi wax mooy nañ fi jëlee Maguette Sène. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. rëccaatug Boy Djiné ci kaso bi Sénégal Modou Fall di Boy Djiné ca Liberté 6 forum justiciable ak waa ASRED yëpp ñoom la ñu bëgg mooy ubbiteb enquête ngir leeral mbir yi képp ku ca taqee daan yi war tegu sa kaw Babacar Bala nu ci àndal président forum justiciable ak Hadj Ndate Diop. chance bi ñu am mooy que ni jot nañu visiter quartier bi nga xam ne tey foofu la Boy Djiné nekkoon muy un quartier de haute sécurité boo xam ne wax dëgg yàlla pour nit rëcc fa dafa jafe moo tax ñun ñu ni nañu ubbi enquête ñu déterminer circonstances yi mu fa rëccee te bu fekkente ni enquête bi dafa révéler ni effectivement que ni Boy Djiné dafa am ñu ko jàppale ci biir prison bu mu rëcc je pense que su boobaa war nañu mën a jël ay sanctions pour ñu sanctionner parce que lii du def leen lu dul ternir l'image de l'administration pénitentiaire ñun organisation yi ni ñuy défendre pour que ñu améliorer les conditions de vie des détenus pour mun a xeex li nga xam ne tey mooy la surpopulation carcérale ni ñuy jàppale détenus yi ñun aussi bu ñu gisee que ni ci chaîne surveillance administration pénitentiaire bi dafa am ay défaillances suñu rôle la également ñu dénoncer ko. du ca camp pénal rek foofu la rëcc di am na yeneen kaso yu nekk ci réew mi tamit daf fay am lan ngeen yaakaar ni moo waral lu ni mel. waaw xam nga loolu tey enquête bi rek ñun moom moo ñu ko mën a firndeel parce que aussi bien comme ni ñu ko gisee ci camp pénal ci Rebeuss ak les 37 établissements pénitentiaires yi yooyu dafay faral di am léegi loolu je pense que ni bu fekkente ni ci biir administration pénitentiaire bi dafa am agent yoo xam ni peut-être ñoom ñoo leen di jàppale loolu enquête bi rek moo ñu ko mën a wax léegi bu enquête bi révélé que ni gis nañ que ni loolu am na loolu défaillance lay doon te ñooñu je pense que ni xëy na seen place kon nekkul ci biir établissement pénitentiaire yi moo tax il faudrait que ñu am benn enquête bu rigoureuse nag ñu def ko au niveau des 37 établissements pour que loolu bu ñu ko enquête bi révélé ñu mën a jël ay sanctions appropriées parce que aussi lii boo saakoonul mën na indi jiixi jaaxaa ci population bi parce que ñoo xam ni peut-être dañ leen daan yóbbu leen kaso pour ñu téye leen fa bu dee dañuy rëccaat askan bi mën nañu tiit ne ñun kat amatuñ sécurité. Babacar Babou forum du justiciable ak Hadj Ndate Diop ndaxte daañu àndaat ak moom ci ñaareelu xaaju xibaar yeeg chronique culture bi dañuy jàll dem wutali Tiwaawoon ca marché central ba fa ak commerçant yi fa yëglu démb ak toogaanum ñaxtuy ñaaw lu ñu ne ñàkkum karange duy lampe du bouche d'incendie duy wanag yu baax Cheikh Anta Diop. di ay jaaykatu lujum jaaykatu jën commerçant yi nekk fii ci biir marché bu Tiwaawoon ñoom ñëpp génnoon ci tali bi taxaw doon yuppi jafe-jafe yi nga xamante ni marché bi am nañu ko. waa marché Tiwaawoon marché boo xam ne amul courant marché boo xam ne amul ay gardien li mu métti nag mooy ñun amuñu ay toilettes amuñu sunuy denc sunuy bagage. nee nañu courant amul marché bu amul benn sécurité agression yi bari na ci biir marché bu Tiwaawoon Mamadou Lamine Gueye mi nga xamante ne moom moo yor kàddu jaaykat yi nee na li ñuy dund lu metti la. dañoo gis ni marché bu Tivaouane kat dañoo am ay difficulté ñu indi ñu fi depuis en 2009 sànni ñu ci marché bi ku ñëw dugg nu la neexee ku ñëw génn nu la neexee amul benn sécurité te ku ne xam na ni marché ay millions ay des millions mun nañoo sax ay milliards nañu fi bàyyi di fanaan chaque jour sàcc yi dafa bari amul sécurité ndax amul ñu fi fanaan ñoo xamante ne ñooy fi mën a nekkal guddi gi agression yi bëri na ci marché bi suñu yàbbu yi nga xamante ne dañuy digga Mboro wala Jogo ñoo fi ay xaaju guddi seen portable la ñuy jël di ko ñiitee pour defar seeni légumes lu ko war a lan la mooy lamp yi tàqul. Cheikh Jiite moom it di jaaykat fii ci marché Tivaouane. ci yar ak teggin ci la ñu xam parce que dëkku daara la moo tax ñuy dunde nii ndax dëkk bu maam El Hadj Malick tëdd Sëriñ Babacar Sy radiyallahu tëdd fi ay yeneen kilifa tëdd fi am na loo xamante ni yëllaw danañu jël leetar bi dem ba ci préfet moo fi nekkal président jébbal ko waxaat ko suñuy doléance. ñi ngi yor nag ay morceaux yu xonk di sàkku nag ci mairie bi li nga xamante ne moom la ñu fas yéene woon ngir yeesalaat marché bi ñu taxaw ci RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf sëñ Cheikh ñu del si Ndakaaru dem ba kër Alaaji Paate kër Massar foofee askan wa la nuy tiit mooy ak waamee geneen ci nawetab ren bi ndax danu ne at a ngi gisuñ fa benn ouvrage bu nu fa defar ci wàllu yu jumtukaay jàlle ndox mi donte njiitu réew mi defoon na fay diggee di promesse ndongo ka
ci mbedd yi nekkee ci village Alaaji Paate bu Kër Massar mandargay mënd yi fi amoon daaw di wéy di des ba ci buntu kër yi sax yàqu-yàqu yi ci lay gën a fës. fii nag ba nawetu daaw bi jeexee ak léegi njàqare akub jaaxle mosu fee jugee. hivernage bi ñëwagul mais vraiment on est trop fatigué. nelaw ñu. ci yenn ci barab yi nekkee ci biir koñ yi ndoxu taw yi woon daaw ba léegi sax nag demagul. fi nga taxaw nii yaa ngi mel na ku nekk si nawet ndox mi ngi nii. ak nawetu ren beeg ni muy jegesee loolee waral ba ndawi gox bi dàmbali nag di fa bu waat. machine yu ndaw yi dañu récupéré yóbbu ko yëpp sama gaal la. ñëwoon nañu ADM day ñëw fii d'ici mois de mai. ci mbënd yi amoon daaw nag ñoom xale góor yi ñoo ci nekkoon di def lu nu mën ak lu nu mënul ngir fexe ba village Alaaji Paate daal dee tàqalikoot ndoxu taw yi Pape Sarr mooy ki yore seen kàddu. yaa ngi gis machines yi ñun ñu ngi commencé nettoyer ay machine di teg parce que xam nañ ni li ñu sibiroon dañuy sibir lu ko gën a pur. waaye ñoom ñi dëkkee ci Alaaji Paate am ci nag lu leen jaaxal ñu ni nag liggéeyu gouvernement bi jëm nag ci canalisation yi dafa mel ni dañ leen cee fàtte. président Macky Sall dafa ñëwoon fii bi nawet bi ñëwee wax ni Camille Bass ak Alaaji Paate lu urgent la na ci ministre yeeg ñëpp liggéey li ñu gën a jaaxal nag mooy président bi mu waxee loolu ba pare gis nañ ñuy liggéey ci Kër Massar ay canalisation mais ba léegi agsi wuñu Alaaji Paate déjà juin bi mën na taw ñi inondé woon ne ñu am ay problème ñooñu ci ñoom la ñu waroon njëkkee la ñu jàpp. ba tey ci Kër Massar fi mu toll nii waa cité Sotrac ni ñoom nag nelawatuñu ba yandoor. ndox baa ngi nii jusqu'à présent jógewu fi fii ay problème la daal. ñu ne nag la ñu dund daaw ci ay jafe-jafe ndax mbënd mi ku wattuwut daañu ko dundaat loolee waral ba ñenn ñi di tàmbali sax fobu ngir daal di tuxu ku ci demee ni ki Mamadou Thioune. déjà man maa ngi wër location parce que xam naa ne fii bu commencé wis rek ñun déjà dañuy am problème du man kese nag fii presque ñu fi dëkk ñëpp buy wis ñuy inondé. diggante cité Sotrac ak village Alaaji Paate ñu ni gouvernement bi nag lu mu daw rek xeeb nañu ko ngir liggéey yi daal dee tàmbali laata nawet bi nag di door Ndongo Ka Kër Massar rajo Futur Média. sport gi ak Youssouf Bodian maa ngi lay ziar Youssouf. di la delloo ziar Hassan. Youssouf xaw ma waa Njaareem kañ lañ mën a bëre ndax en tout cas jël nañu drapeau du chef de l'État jël ko ci loxo yi waa Thiès. Thiès lañu daan sax ci final boobule ñetti victoire ci ñaar démbaloon kon ca Kaolack waa Bawol kon gagné tamit fukki millions yu ñu tegoon pour tournoi par équipe bi ñetti millions la waa Thiès am nekk vice champion ak ñii di waa Fatick nekk troisième am kon ñaari millions ci wàllum individuel. 120 kilogrammes Mouhamed Bayo bu Fatick moom moo jël kon raw gàddu gi 100 kilogrammes Modou Faye bu Fatick 86 kilogrammes Dibokor Sagne bu Thiès 76 kilogrammes Ngor Ñaañ bu Fatick 66 kilogrammes Alioune Mbeng bu Saint-Louis kon loolu nekk résultat yu tukkee ci drapeau du chef de l'État bi ñu doon amal kon ni ki week-end bi fële ca Kaolack. ñu félicité waa Diourbel ci kon drapeau chef de l'État googee ñu gàddu ren football Ligue 1 beeg Teungueth FC bi dominé Jaraaf. ñaari bal ci dara kon la waa Teungueth FC gagné El Hadj Omar Fall ak Baye Djibi Diop ñoo dugal bi waa Teungueth jàppale ni kon ndam li tax na ba Teungueth di desandi nekk ci boppu classement bi ñu déglu seen entraîneur di Youssouf Dabo ak suñu naataango Moustapha Fall. match la boo xamante ni ñaari équipe yëpp ku si nekk def nga sa kéemtalaay kattan je pense que nekkoon na match bu neex aussi même si bu fekkee ni par moment gis nañu mu am ay déchets techniques yu bëri mais loolu il faut que ñu accepter ko bu fekkee ni dañu wax xale yi pour ce que ñu jël ay risques jouer il faut que à un moment donné ñuy accepter aussi muy am ay déchets surtout bu ñu demee ba benn moment boo xamante ni dañuy commencer sonn mais ñun dans notre plan de jeu li ñu amoon dafa leer parce que adversaire bi xam nañ ko gis nañu ni mu doon jouer et xam nañ que ni équipe la boo xamante ni sur les phases offensives li ñuy attaquer ci couloir yi dafa bëri ñun dañu am ay latéraux yoo xamante ni dañu offensif il fallait que déjà ñu bañ leen freiner si phase offensive yi mais surtout ñu indi des joueurs yoo xamante ni dinañ assurer seen couverture looloo tax tey ñu indi organisation bi et puis essayer d'orienter l'adversaire à l'intérieur bon on l'a réussi donc bravo à xale yi quoi. Youssouf Dabo di entraîneur bu Teungueth football club ñu daan démb Jaraaf ñaari bal ci dara ñu desandi ci bopp classement bi AS Pikine moo topp ci ñoom moom mooy deuxième daan Dakar Sacré-Cœur ñetti bal ci dara Adramé Diallo Pape Sassi Diallo ak Amath Cissé ñoo dugal seeni but Mbour Petite Côte am ndam ci kaw Ndiambour benn bal ci dara Mohamed Diouk moo dugal ñoom seen but NGB daal di kon gagné ñii di waa US Gorée ñoom ñoo nekk ci suuf tableau bi ñaari bal ci dara Moussa Maroun ak Ousmane Gassama ñoo dugal but waa ñaari tali match nul diggante Casa Sport ak Génération Foot 0-0 1-1 diggante Sners bu Thiès ak Stade de Mbour Aliou Ba moo njëkk dugal pour équipe bu Thiès bi Moustapha Ndiaye daal di égaliser pour Stade de Mbour ñi di waa Jàmbaar samedi ñoo daan AS Douane benn bal ci dara.
ñu waxtaanee wàllu athlétisme ak championnat zone 2 yu nu tëj démb ci Nigéria. Sénégal am ci fukki médaille ak juróom-ñaari médaille d'or ñi ko gagné di Fatou Diokou ci wàllum lancer marteau, Salissar am ñaari médaille d'or amee ko ci saut en hauteur ak saut en longueur, Sangone Kandji médaille d'or ci saut en longueur, Adama Bariba 1500 mètres, Frédéric Mendy 400 mètres. beneen médaille d'or bi Sénégal am ci championnat yooyu la kon relais 4 fois 100 mètres ci góor ñi ñoom ñoo ko gagné. Sénégal am kon juróomi médaille d'argent ak juróom benn médaille de bronze. basket bi ak basketball Africa League Zamalek moo gàddu édition bu njëkk bi. égyptiens yi daan ci final bi démb US Monastir bu Tunisie 76-63 ci équipe Zamalek boobule am na doomu Amérique bu tudd Walter Wallace moom moo nekk kon MVP di joueur bu gën a ràññeeku ci tournoi bi. doomu Angola yi di Petro Luanda ñoom ñooy troisième am médaille de bronze. dañoo daan ci final bu ndaw bi les Patriots bu Rwanda. AS Douanes ñu fàttali ni moo fa teewaloon Sénégal moom ci quart de finale yi la toogoon kon US Monastir mi nekk vice champion moom moo ko éliminé. jàppale ni kon Kigali moo dalaloon première saison bu basketball Africa League waa NBA amal ko lëkkaloo ci ak FIBA du ñàkk si yeneen xibaar incha allah nañ ci ñëw ci xayma bi ak Gallo Fall doomu Sénégal bi nga xamante ni moo yor lépp luy organisation jëm ci tournoi boobule. ñu jàppale tamit ni wàllum handball équipe nationale jigéen ñi ñoom dinañ door seen préparation tey stadium Lat Dior bu Thiès. ci kon waajal li di championnat d'Afrique yi stage bi diggante 30 ba le 5 juin lay doon fële ca Thiès mi nga xamante ne kon tey ñu yeewoo xaw la doy waar ndax drapeau waaw waa sama mbokk Bawol yi dañoo ñëw rek foqati ko dinañ ko jëlaat xam naa nag dinañ ci boolewul Cheikh Anta Diéki bi jërëjëf Hadj Youssouf rajo askan wi ñu ànd ak Hadj Ndate Diop ci chronique culture bi daleen ak jàmm. musée des civilisations noires dalal na asir ji ñu génn cérémonie dédicace téere bi nga xam ni Mounir Sy moom moo ko bind duppee ko les sirènes de Gao mu di ab téere boo xam ne nii mi ngi ciy wax jafe-jafe yi nga xam ni continent bu Afrique moom la dëkkee waaye tamit mu sargal ci boobu téere Serigne Pape Malick Sy ak professeur Iba Der Thiam. Angelina Gomis ma nga woon ca ndaje ma. lu waral tur bi les sirènes de Gao Mouhamadou Mounir Sy. les sirènes dafa am double vocation. c'est un être spécial. day am boppu nit ak yaramu jën. bu génnee ñëpp a koy daw. mais après dañ koy jege di ko yër. mais day représenté jigéen. te bu ñuy wax continent africain dañ naan Mama Africa. beneen bi ci tegu sirène boo ko déggee day yóofu muy li sapeur pompier yore wala ambulance. kon dafay def benn appel benn alerte. livre bi loolu lay wund curiosité. deuxièmement boo ko liiree nga gis mu lay alerter. pourquoi Gao. boo jëlee carte Afrique le méridien de Greenwich bu ñëwee ba Afrique am na dëkk bu ñuy wax Mali da koy traversé xam nga fan lay jaar di dëkk boobu Gao ñun notre méridien c'est Gao. livre bi nag fu mu génnee tombel na ca Mali jamono ji nga xamante ne dañoo nekk ci problème loole mooy jàngatu Cheikh Tidiane Gadio muy dem bay wax naan coïncidence malheureuse la. vous avez été bien inspiré. am nga inspiration bu baax a baax bi nga xam ne tànn nga livre bi dippee ko les sirènes de Gao muy nag loo xam ne daanaka da nga gisoon ne mbir muy ñëw la ndax mu ngi méngoo bu baax a baax li ñuy nemmee ko jamono ji fële ca Mali. ton livre est un livre d'espoir. les sirènes de Gao daal nañ ko structuré ci ñaari pàcc sociologue bi di Djibi Diakhaté moo ko xamle. la première partie est appelée. xaaj bu njëkk livre bi mu ngi def ab diagnostic maanaam ab xayma ci tolluwaayu Afrique jamono ji ak jafe-jafe yi nga xamee ne moo ngi koy dund ci ñaareelu wërngël bi nag livre bi moo ngi traité ci wàllum solution yi nga xamee ne Afrique war na koo def ngir mën a génn ci jafe-jafe yooyu nga xam ne ñu ko fi nemmee. bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne moo fa teewaloon xalifa généralu Tidiane di Serigne Mansour Sy Dabakh Afrique nag dañoo war a booloo te doon benn ngir suñu continent bi daal di développé. wàllum mbind di téere ak lecture ca la ñuy des ak association bi nga xam ni moom mooy fexe ba jigéen ñi des ci l'école yi nga xam ni moom équipé na bibliothèque bu lycée Les Agnam nekk ci région bu Matam lañ ca bëgg moom mooy gone yi di lire waaye tamit gone yu jigéen yi di jàng tey des ci biir l'école bi. Rayane Diallo moom mooy coordonnatrice bu association bi dañ koy dégloog Amadou Sabarba. lu waral suñu teewaay ci lycée Les Agnam moo xam ne fii la juddoo association juddoo mooy mën a équiper bibliothèque bi pour may leen benn don de livres conséquent à hauteur de 1017 livres pour mën a équiper
bibliothèque bi pour xale yi mun ci jëriñoo mun ci jàng parce que xale yi dañoo remarqué que de nos jours xale yi liiratuñu lu bëri parce que réseaux sociaux yi RSN yi moo leen gën a intéressé te il faut que ñu rappeler leen que lecture dafa am importance mooy journée bi nag amoon nañ ay partenaires yu bëri mu ñu accompagner donc nu ñuy def lu dul remercier leen mel ni fondation Konrad Adenauer, la direction livre et lecture, l'association sénégalaise des archivistes et documentaristes, notre présidente fondatrice madame Diène Wopa Diallo ak tamit autorité locale yoo xam ne daf ñu accompagner comme sous-préfet monsieur Ba ak monsieur le commandant